commencer le travail. liggéey bi nag damay commencer par vous féliciter yéen ñii parce que depuis plus de 2 mois et demi yéen a ngi sur le terrain. Vous n'êtes pas les seuls Ziguinchorois, il y a des milliers de jeunes. ñee toog ci gannaaw ne c'est des jeunes ëpp leen doole gën leen wër mais ils ont choisi de ne pas participer ci liy defar seen dëkk. yéen joxuñu leen xaalis fayuñu leen recruté wuñu leen et depuis 1 mois et demi tous les jours vous êtes sur le terrain, vous êtes dans les caniveaux, yéen a ngi def liggéey bu extraordinaire. bëri na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci woon ñëwaguñu mais je tiens d'abord à féliciter les volontaires et à vous encourager. lii mooy esprit bi ñu bëgg a defaree suñu réew li koy defar ci loxo waa réew mi lay jóge. Il y aura 2 types de Sénégalais de patriotes ki jàpp ni moom dafa war a toog fu mu toog ñu andil ko lépp sur un plateau ak ki nga xam ne dafa jàpp ni moom son destin entre ses mains. Vous faites partie yéen ñii de ces Sénégalais qui ont déjà compris. ñu ñaan yàlla ubbi xelu ñeneen ñëpp ba ñu comprendre loolu parce que réew yëpp nag soo demoon tey Chine wala nga dem Allemagne wala nga dem Corée wala nga dem États-Unis esprit bii moo ko tabax ba mu egg fi mu egg mais du toog rek naan état bi deful commune bi deful parce que état bi nit ñee koy jàppale mu def commune bi nit ñee koy jàppale mu def kon yéen vous l'avez compris te wane ngeen ko ci 1 mois et demi je vous félicite et je vous encourage. Et la mairie dina jël ay dispositions parce que barki démb def nañu conseil municipal boo xam ne li ñu waroon a modifier ci budget bi modifier nañ ko ba mun a dugal ay ligne budgétaire yoo xam ne dañ koy jagleel ni ñuy jàppale activité volontariat bi ba liggéey bi gën a rafet parce que du lii rek mooy liggéey volontariat liggéey recensement bi mi ngi fi liggéey yeneen ak yeneen mi ngi fi dinañ ci jàpp. Mairie bi dina mettre à disposition tous les moyens. tey nag on vous avait convoqué parce que nettoyé nañu pendant 1 mois et demi tey moom raxas final bi la ñu bëgg raxas bi mooy lan mooy bi ñu nettoyé bëri na ay suuf ak yeneen objet yoo xam ne génnewoon nañ ko ci biir caniveau yi mais boobu ba léegi dañ ko tegoon ci kaw trottoir yi dama bëgg tey à la fin de la journée bu ñu gisati dara luy traîner sur les trottoirs ou sur les rues de Ziguinchor. loolu tax entrepreneur bi mi ngi fi les conseils municipaux yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi ñi ngi fi matériel bi ñëw na camion yaa ngi fi tractopelle yaa ngi fi chargeur yaa ngi fi brouette yaa ngi fi tout est là li ëpp ci liggéey bi tractopelle yi ñooy ñëw tracté daa di sotti ci biir camion yi mais xam nga tractopelle mënul setal ba mu set wicc suñu paree loolu moom suuf su bëri si lay jël dina am luy des loolu moo tax ñu ne volontaires yi suñu ñëwee ak brouette yi ak râteau yi pelle yi suñu paree ñu nettoyer liggéey ba mu set. C'est ça l'objectif de cette journée qu'on va passer ensemble dinañ leen répartir en groupe dina am ñoo xam ne dinañu dem Santhiaba ñii dinañ dem Koumel am na ñuy des fii ci axe bu côte bi am na ñuy dugg biir Yamatooñ partout où il y a encore ay tas de déchets yu fa bàyyi woon dina am benn groupe volontaire bi ñuy détaché mu ànd ak engins yi bu engins yi paree def liggéey bi ñoom ñu nettoyer le reste loolu mooy l'objectif de la journée d'aujourd'hui dinañu jël toutes les dispositions nag pour que comme dañuy yendu nit ñi mën a am ndox bu doy bu 14 heures jotee nit ñi mën a am lu ñu lekk pour mën a ñu continuer liggéey bi ba keroog ñu koy pare. Voilà le message que je voulais donner. Je vous remercie ñëpp. Maintenant avec l'adjoint au maire, le chargé également de l'adjoint au maire Fofana, le chargé également de la citoyenneté électeur ak monsieur Diallo bi nga xam ne mooy entrepreneur bi dinaa leen bàyyi ñoom ñu def le travail de répartition par groupe ñii dem nii ñii dem nii ñii dem nii ànd ak Kenn
li ñu war a woowee président wax na ko kaay la ñu dem liggéey.
L'international. tracteur buy sonni jàll yi ak camion bi bu sonni ñun ñii ma leen ñuy dajaleaat yi pour mun a jàppale oto bi tracteur bi mu yóbbu kii bi dafa bëgg a tey dëkk bi set. waaw mais maman Ousseyn ñaata pôle moo am fii si Ziguinchor. fi pôle yi moom dem nañu ba pôle 7. pôle 7 pôle am na pôle 1 comme suñu marché maternité man ci pôle 1 laa bokk. pôle 1. waaw pôle 1 ak pôle 2 ñoo bokk liggéey am na pôle 4 pôle 5 pôle 6 pôle message bi reçu yéen a ngi pro yi moom ngeen di seen ci seen bu mag bi léegi. nga bëgg gis quoi. waaw waaw moom quoi. ah dama nga essayé. micro bi demal. Thank you.
Babacar maag bi Babacar micro bi vraiment dafa yàgg trop. dama dem non xam nga ñun ñëpp ñu ci marché dernier marché bi nekk mais kees yi pour ñu indi kees yi fii du solution quoi parce que kees bi ak tamit ñu bari marché même su fekkee ne kees yi ñëw ñu lu ñu soxla
mooy oto bi dafa paak mooy oto bi dafa paak mais oto bi su ko defaree ba pare chaque jour dañuy jël mbali mi du oto bi beneen li may wax donc dinañu andi kees bi doy voilà Sénégal yi ñu kii bi nekk fii kees bi nekk fii waaye tayal na dox am nga yoon loolu loo xam ne daay jàppale ñëpp te lii dafa yàgg léegi li nga wax nii mën naa nekk waaye xam nga civil mënta forcer morom su amee kees su doy mën naa doy mais da ngay gis koo xam ne ni saa yi dafay ñëw day ñëw ba jàkkaarloo kees rek sànni ko fi def yoon xam nga yow civil bi doo mën nekk saa yi jëlal ba soo ne ko jëlal saa yi su ma doo ko mën a wax moo tax dañ lay ñaan nga bu dul ñu koo xam ne saa yi maanaam moo fi nekk comme garde su ko defee su gis saa yi def fi loo xam ne saa yi lu dul noonu la su boobaa waaw moo ci bëgg mën koo forcé ne ko nangam ak nangam su ko mënta def saa yi mën ko jaar mais civil mënta forcé moom parce que liy bërëw bi mooy fii léeg-léeg day fi ñu fermé ko suñ ko fermé buntu bi da ngay gis koo xam ne dafay am benn saret boo xam ne da ngay sarti bagage da ngay sarti mbalit ba mu fees mu ñëw sotti ko fi suñ ko waxee mu ne fii place mbalit la suñ ko attaqué sa waay ñu bëgg a indi carrière histoire xam nga jiw waaw baa dooloo mën du fajal morom buur rek moo mën a fajal morom su ko defee yow tamit li nga wax moom solution la parce que lii moom yaatu na su fekkee kees yi dafa doy te oto bi nga xam ne saa yi mooy ñëw saa yi am diggante bi saa yi du sore mbali na mën na ñëw bañ a sore mais suñu bàyyee kees yi ci amuñu garde bu fi nekkee dana am koo xam ne day ñëw ba jub kees yi saa yi dem nga xam nga Sénégal yi ñëpp benn la waaw ca baadoolo mënta sonal mënta forcé moom moo tax ñi ngi lay ñaan nga soo ci def la loolu ba noppi nga am koo xam ne dafay toog képp koo xam ne dafa ñëw saa yi su bëgg a forcé saa yi pour def ko ñu alamaan nga ne la bu ko fa def su beneen yoonee saa yi sa morom si ko def ndax Sénégal yi kat wax dong saa yi ñu ngi lay sant nag vraiment di gërëm ku fi def loolu Sénégal tam yoon bokk na ci li mooy ñi nga xam ne moom la ñu dénk pouvoir public dañuy ragal def ko te dañuy ragal su ma defee nit ñi génn ñëw mën na maa xañ ay ñun nag ñoo xam yoon dina am ay ndaw yu ñuy jël dajale nañ leen ba pare dañuy def formation bu ñu paree ku ñu war a jaar ak ñoom ñëpp dañu ko jaar ak ñoom dañu am droit de verbaliser ñoom place yi ñu ciblé yëpp dañ koy jaar parce que lii benn la ci li nga xam ne bu dëppoo ak citoyen li mu war a def tey canal bii rek la ko ko def nit ñi fexe nañu ba bënn dugal fa seen seen li ñuy def seen kër yëpp moo xam pour moo xam dañoo dem ci toilette c'est pourquoi am na loo xam ne soo demee ci code de nga dem ci code de la sécurité wala nga dem ci yooyu yëpp am na ay matuwaay yoo xam ne
ay daan yoo xam ne ñu def moo tax ñoom de seen fekk dañuy daj ci dëkk bi ñu war a bàyyi ñeneen bu nekk su ma neex laay def loolu réew ko dinañu am ak feneen ak feneen parce que def loolu def teewul wax am na ñoo xam ne parce que amuñu beneen pexe am ñoo xam ne dañuy def moo tax nga njëkk a communiqué nit ñi ba nit ñi xam parce que ñetti catégorie ñaar ñu njëkk amaana boo waxtaanee mën a baax ñu xam li nga xam ne rek mooy def ci matin kooku moom ngay donc moo tax communication bi ne yéen ñi ñëpp dañu war a jàppale kenn ku ne fi nga ne ñi la wër nga communiqué ak ñoom waxtaan ak ñoom loolu su amee rek sant nañ la gërëm la mais gis nga lii su amee bu ko économie Coly Alassane lii bu amee rek man maa leen di woo ma leen lii dafa dem Coly fajar bu ñu jullee fajar mu ngi toog machine bi fii la ko fekk bu ñu jullee fajar ba léegi Coly mu ngi toog fii ak moom ak Alassane Mangara vraiment ñoom saa bu ñu am problème rek ñoom dañ ciy taxaw vraiment waaw saa bu ñu leen ooyee rek dañuy ñëw démb ñu ngi woon fii tey fajar la ko ñu la toog fu mu Alassane ñuy xaar machine bi ñu ñëw waaw li moom vraiment ñun mooy suñu def bu añ bi ñëwee saa ñu léeg-léeg ñu mën a dem suñu place ñu ngi fenn waaw voilà Thiam waaw vraiment ñu ngi lay gërëm di lay santal voilà ñu taaja ñu tenir président yoon mani taxaw le madame kon xam na merci waay merci Non, c'est les occupants. C'est les occupants. Un responsable. Attends, je vais le chercher. Après, on va de l'autre côté. Hein? yaa am cantine. waaw léegi yéen bu ñuy sotti fii lii xanaa yéen néew leen foon. fii boo fi taxaw wax ko mu saagal ndey nga xeexal ko bu ngeen xeexee ngeen dem ci yoon te man aw ma jot a xeex ak kenn aw ma jot a wax kenn samay doom laa daan teg fii gis nga borom place bi ay frigo fi nekk da doon jaay ndox ay doom la fi tegoon ma teg fi samay doom mais ku ñëw boo ne cay mu ne la son papa mu ne na nangam la sa papa nangam waa mairie ñoo fi def mbalit mi seen yoon nekku ci mënu leen ci dara parce que ñoom ñoo war a seet fuñ ko def mais maa mairie bañ ko fiy def itam ñun fële la ñu waxoon ñu yem fa buñ ko sottee bu ay quelques jours ñu ñëw jël ko mais mujjuñ faa yem gis nga ko ñëw nañ ba fii te ñii sax ñoo arrêté nii de waaye day dem day continuer ci loolu lañ nekk waaw comme nii man sama kay cantine nga nii ñii yëpp am nañ borom cantine yi yëpp am nañ borom bu ci amul borom amul te ñëpp seeni borom dañuy fay wallahi asi man nag dañoo taxaw ñu ne am na ñu bëri ne fi nee na feetuñu may ne man de dinaa fay
bàyyi ci loxo yàlla parce que man sama bagage mu ngi ci biir mënuma sama bagage nekk ci biir ma ne du ma fay déedéet du ma ko def waaw parce que liggéeyoo. ah waaw mais nag ah sama bagage mu ngi ci biir mais doo fay. ah non maa ngi fay de yaru dee ma fay chaque jour dañuy fay chaque jour que waaw bu leen fayati ba ñu réglé lii. waaw parce que waru leen fay. ah waaw mais xam nga loolu moom yow sañ a wax boo ñu ko waxee ma dëgër ci waaye man keneen moom mënu ma koo wax ma kii waaw biñ ne ko fii dafa am mbalit sax yaa ngi nii dañuy arrêté juuti bi xam nga lu mu ñu wax ku ci bañ lii xëy la nga tëdd sa kër fii du kër kenn juuti bi ma wax loolu. moo ñu tontu loolu alors que man bëggoon naa maire bi mu ñëw fii man ma àggee ko loolu parce que warul wax ak ñoom loolu parce que moom ñun ñoo ko fi teg si ñun lañ koy fay moom ci boppam mais soo buggee bu la kat am nga dem tëdd sa kër fii du sa kër fii marché la. fii marché la kooku ñun ñoo du ko war a yoon setal. ah du yoon ñun ñoo koy fay. set bi ñun ñoo ko war a setal. bëgg naa itam président marché bi nga jàppale ñu ci marché bi dafa tëju tëju na de. parce que dafa tëju wala dafa ubbeeku sama cantine bi ak yii ci sa gannaaw déedéet yii ci gannaaw amul problème léegi buñ ko dindi woon rapport yi tëj mal bi suñu ko dindi woon yii taxaw yaa nga dégg fii ku fi teg sab njaay di ko jaay ki ndugg fële dina la gis mën a ñëw jënd si fii mais soo tegee fii sa njaay def fii sa njaay ki ndégg dugg fële jënd si jën du la mën a gis de pour jënd si sa bagage lii su dañu ti itam lii itam bu fi mbali mi dañuy itam cantine gi du dem ndax loolu moo ko yàq première marché bi feesoon na del mais problème bii moo ko yàq dafa tëju waaw su cantine yi dañoon ñu defar ko waaw mën a wàcc si bis bagage yi nekk fii fële ci marché bi la. waaw fii guwaanaa ba waa nekkoon marché ba waaw ñoo ñëwoon fii waaw mais bañ fi ñëwee taxawuñ fii dañoo daal di dem bàyyi waat ñu fi ñun nag tout le temps ñu ngi fi waaw mot na juróomi at man maa ngi fi ak ñeneen ñoo xam ne am nañ fi ay fukki at waaw am na ñu ma fi jiitu ñoo xam ne am nañ fi ay fukki at. léegi yow li nga wax mooy lii dañ ko war a toj ubbi marché bi ak yii. toj marché bi lii sax lii mën naa fay def mais lii moom lañ war a def pour mbaar yi bokk bu lii tojee léegi lépp day bokk nekk benn marché loolu mooy jaadu boo taxawee waanaa gi jëm ko pare xeer waa ji wala soble bi wala yow ay machine wala ay kii yëpp nga daal di ñëw jënd fa sas kaani sax booba mais fii bu saar ñëwee lépp di boobaram ak kaaneem ak machine ak sobleem kenn du ko jël fële ci kaw maal bi du ko gis pour du gis de du ko gis léegi saar dafay teg ay bagage am ba bagage am yooyu yàqu te fekk na banque la dem jël leb ko fa ñorul ñaar dërëm pere la def ñëw jënd teg waaw loolu lii bu dañee dépôt dootul am boo déggee dépôt marché bee doxut ay ñeneen jóge fële ñëw def ko dépôt mais su fekkee lii dañ na boobu waa marché yi ubbi dépôt dootu fi am nit ñi dañuy xëccoo man fii laa nekk chaque jour nit ñëw bëgg place fii laa nekk lu ma ci ëmp amu ci waaw yaa ngi dégg fii laa nekk lu ma ci ëmp amu ci pour lii dañee produire bii bu dañee ba maal bi jàkkaarloo cantine yii wër yaa ngi dégg lu fi waay def di fekk dina jàpp incha allah doo boobaa suñu marché bi dina dem parce que ñun marché bi dem rek lañ bëgg ndax bu demee suñu njëriñ la waaw waaw voilà man si marché bi laa nekk maay porte parole bi mbalit bi li gën a nekk problème mooy amuñu fu ñu ko tuur aussi amuñu fu ñu ko tuur suñu ko tuur fii amuñu fu ñu ko tuur parce que fii lañ bëggoon a génn tuur ko ñu ne non waa koñ bi noonu fii duñ ko tuur en même temps fii marché la léegi nag il faut ngeen utal ñu foo xamante ni ñoom balekat yi marché suñu marché bale ba pare ñu dem tuur ko foofu place boo xamante ni foofu lañ koy tuur comprendre léegi nag problème ay kii fii dafa doxul ji nga fii même su fekkante ne mbalit mi jóg na fii doxul fii depuis 2003 ba léegi amul nit comprendre si am na ay dépôt mais soo fi toogee da nga fay ginnaar doxul léegi nag fii nii si ginnaaw guwaanaa bi ne Bukot ñoom su ban fi nekkee fii macha allah doxoon na day fees del léegi nag loolu nag il faut mu ànd ak mesure de accompagnement boo xamante ni ñoom dañ fi mën a ñëw toog parce que suñ fi toog tamit fii day gën di dee rek du dox comprendre nga fii il faut rek gars yi ñëw te gars yi suñu ñëwit aussi il faut mu am suivi su amul suivi du am njariñ waaw du am bëggee mu libre da ngeen fay teg ñu fay nekk suba ba ngoon kenn du fa dugg kenn du fa toog kenn du fa jaay bu ko defee fii mën a dund bëggal nañ la ndam loolu ci dëkk bi waaye lii mooy li koy dundal jàppale leen nu marché bi dox bu kot mën a libre ña ca biir mën a jaay ti leen gi it mën a dox waaye guwaanaa bu kot benn mu mel ñaaw na
fii itam widd nii kenn nekkatu fi tamit ay place yu ñu jox ay néew doole ñu war fee jaay ñëpp di buuxante bee bu fajaree loolu man maa nga fee ci buntu bi. non foo jógee. man waa Touba la. waa Touba nga. yow waa fan nga. waa Touba nga. ak karati. yow fi nga dëkk. waaw non Seneweb laa bëgg ki doon posé question bi léegi rek. bon. man maay Ndiaye Diène. Ndiaye Diène yow waa fan nga. waa Kaolack nga. très bien xam nga c'était pour question bi ñu ma posé léegi mooy ñun ñi ñëpp Sénégal fii yéen ñëpp fi ngeen dëkk ndax nit foo nekk installé ko di fa liggéey di fa am sa wërsëg am fa njaboot foofu nga dëkk dégg nga cosaan yow Touba nga cosaanoo yow Touba nga yow Kaolack nga cosaanoo waaye waa Ziguinchor ngeen dégg ndax fii ngeen di liggéey am fi kër di fi fay lempo alors mais tontu bi ma ko bëggoon tontu rek dama ko wax léegi daf ma laaj problème bi ñu am ak ndaw ñi ñoom nee nañu à part Jakarta amuñu dara may leen ndaw ñi waxtaan wax dëgg nañu xoolaat seen bopp ñoom it waaw ndax nit mën na jóge Kaolack jóge Touba jóge fële ñëw fii di daan dooleem di rey boppam yor ay kantinam yor leen di liggéey kon ku cosaanoo fi yaroo fi juddoo fi ne man Jakarta rek laa am war nga xoolaat sa bopp moo tax may mottali laaj boobu léegi pour lii nga xam ne mooy mbirum marché bi lii moom jéggi na dayoo ñi ñuy seetaan xam naa dinañu gis salte bi waaye duñu xeeñtu ndax image bi du ànd ak xet waaye fii ku fi yendu ba ngoon fanaan yeewu wér kenn kooku da ngaa blende ndax xet bii moom doy na waar lii nag nit ci boppam moo ko warul nangu nit parce que xoolal mbaam xuux bi lañ fi fekk sànq xam nga mbaam xuux moom lii mun na fi nekk waaye nit mënu fee nekk lii échec gu mairie bi la dañ koy wax mu leer waaye échec gu ñi fi nekk tamit la parce que dafa am loo xam ne comme yow sa kër la yaa fi yendu yaa fi fanaan yaa ko warul sax nangu mu dem ba mel nii waaye échec bu njëkk bi échec gu mairie bi la ci d'abord li mu waroon def en terme d'infrastructure ba nga xam ne mbalit bi nañ ko gérer dañ ko war a gérer waaye ci li mu waroon def en terme d'autorité parce que it suñu la dénkee ñu ne la yow lañ teg yoon sa loxo la loi dafa am fu mu toll da nga war a am autorité loolu nag dafa manqué wala dafa manqué woon ñuy dalal seen xel ni nag loolu jeex na tey d'abord ma wax leen ni bi ma jàngatee problème mu marché yi barki démb dama convoqué conseil municipal daal leen di proposer ay projet ñu voteel ma ko am na 400 millions bu ñu voté pour defar marché yi yéene bi mooy benn dinañu tabax ñaari marché yu bees au moins dañu tabax benn marché Budodi boo xam ne marché au poisson la jën rek lañ fay def dañuy tabax beneen marché boo xam ne marché aux fruits aux produits agricoles la parce que soo seetee li xew marché bu kot mooy li ñor yëpp ci biir Casamance dañ koy bëgg a andi foofu loolu mënul ne marché bi attanu loolu donc il faut mu am marché boo xam ne jën rek lañ fay def nga xam ne fële ci quai de pêche bi lañ koy def ak marché boo xam ne lépp lu jëm ci fruits légumes céréales ak leneen ak leneen lépp lu ñu ñoral di ko andi foofu lañ koy yóbbu nit nag mën na dem jëndee foofu ñëw jaay au détail mais kenn dootul andi directement Baneto wala Tilène wala Bukot wala Escale ñu amoon yéene nag tabax yeneen ñaari marché yoo xam ne marché de proximité la war a doon waaye bi ñu waxtaanee ba ci biir dañu ne nañu njëkk a def évaluation marché yi fi ne ba pare parce que soo gisee Gowana bi dem marché Bukot Gowana bi fii la waroon nekk li tax ñu jóge fii dem marché Bukot loolu il faut ñu jàngat ko ñoom nee nañu fii dafa am problème mu transport nit ñi duñ leen fi fekk si bokk na ci li ñu gën a génne comme argument ñu ne donc marché bii Bukot Baneto Tilène marché Grand Dakar marché Goumel am na lu ñu commencé woon Lindiane benn hangar sax mu nga fa au moins ak yeneen yu mel noonu balaa ñuy tabax marché yu bees dañu njëkk a xool loolu lañ ci war a def moo tax marché bi dinañ ci def xaalis defaraat ko waaye dinañ leen ci déglu yéen ñi fiy dund parce que boo bëggee defar da ngay déglu ñi fa ne li ma fi dégg déjà ouverture yi ñu wax nañ ko toj ubbi
dugal lii baanetu kii bi goana bi dañ koy moderniser duñ ko bàyyi mu nekk nii ay sàkket ak ay yu mel noonu dañ koy def nii bii mais ñu defee ko noonu donc dinañ jël ay matuwaay buñ koy defarit dinañu bàyyi espace boo xam ne pour mbalit mi la dinañu bàyyi foo xam ne dinañu andi bac à ordures yu doy bu gaa yi duyee def foofu waaye dinañu fexe ba camion bi xam nga li ma doon wax ci lii fu mu mën a dund rek nekk fa à l'aise xamal ni nit mënu faa dund nekk fa à l'aise donc dinañu andi aussi fexe ba fan bu ne wala ñaari fan wu ne camion yi jaar parce que ñun bi ñu ñëwee mairie Ziguinchor fekk ñu fi benn camion mbalit buy dox ñaara fi ne woon yoo xam ne espagnol yi ñoo ko mayoon Ziguinchor benn bi accidenté nañ ko sànni ko fële booru Escale beneen dañ ko fekkoon mu nekk en panne def nañ ci xaalis defaraat ko parce que mbalit mi li Ziguinchor war a xam mooy dafa am contrat boo xam ne diggante UCG la ak commune bi waaye contrat bi li mu waxoon mooy waa UCG ñoom ñooy for mbalit mi ci koñ yi waaye commune bi moo war a jël mbalit mi ci marché yi ak ci gare routière bi waaye commune bu amul benn camion buy daw naka lay fore mbalit mi ci marché yi kon xam nga loolu problème am na moo tax ñi ngi te am na benn plan bu ñu teg pour jënd au moins ñaar wala ñetti camion yu fekk ci benn bu baax bi fi nekk yooyu suñ ko dajalee gëm naa ni bés bu nekk camion yi war nañ mun a jaar mbalit mi duñ ko bàyyi ba mu daje mais fan bu nekk camion yi war nañ mun a jaar ñëw jël ci mbalit mi waaye loolu bu amee it yéen na ngeen ñu ci jàppale mooy waxtaan leen seen biir parce que li ñu jàpp mooy sénégalais léeg-léeg tayal na tayal boo xam ne sàggan na sàggan boo xam ne da nga ko naan fii la ñuy sànni mbalit mu toog fii tayal na dox ba foofu mu sànni ko foofu waaw loolu tamit dinañu jël ay matuwaay dinañu am ay nit yu ñuy recruter yoo xam ne loolu mooy seen liggéey parce que soo ko bàyyee diggante citoyen yi ci ay xuloo lay mujj wax nga léegi li xew démb am na benn conseil municipal benn maire boo xam ne conseil municipal la nu mu tuuti war na am juróom-ñaar fukki at waaye dem dafa wax presque bay jooy bi ñuy def conseil bu kot la ne nee na xale yi dañuy ñëw gouverneur bi geneen ñëw sànni seen kanamu magasin koo ci wax mu daggal la saaga te ñun fii xamuñu saaga ndey mu ne soo ma saagee sama xol bi day bëgg a génn sama biir xol ndax ñun xamuñu saaga mag mu toll noonu donc loolu soo ko bàyyee seen diggante yéen dina jafe régler mais dinañu am ay agents verbalisateurs yu nekk ci marché yi nekk ci gare routière yi ku def loolu def dinañ la bindal dinañ def taxe bu cher boo ko fayul dinañ ñëw tëj magasin bi tamit loolu suñ ko doxalee kenn ku ne def li mu war a def jàpp naa ni dinañu am marché yu baax marché yu set marché yoo xam ne consommateur bi dina sawar ci ñëw foofu parce que suñ ko deful it ma wax leen ko yéen commerçant yi xam ngeen Auchan day ubbi Ziguinchor xam naa ni yëngagu leen ko juin bii may wax ak yéen weer wi ñu ne Auchan day teg première pierre am décembre lay ubbi magasin am ñun nag duñu ci dara ñoom dafa am nit bu am terrain am moo leen jox terrain am ñu signé ak moom contrat ñu dem ci état bi mu jox leen autorisation loolu ñun mënuñu ci dara kon commerçant yi li ñu war a xam gis nga marché yi bu ñu ko defarul ba mu mel ni mu war a mel kenn dootul ñëw ci marché yi parce que soo demee ci Auchan fekk mu set wicc gis ñu ranger les matériels kii bi produit mu leer la ni fii loo fi jënd set na du ñu bàyyi foofu ñëw fii ci marché yi di fi nekk di fekk fi sax yeeg mbaam xuux yi kon yéen ñu war a njëkk a jàppale pour ñu def liggéey bi ndax seen liggéey la seen njëriñ la waaye su dee loolu laal ñu ne duñ ko def ñun fii la suñu teranga nekk ñun dàquñu teranga kenn waaye nañu ñoŋal liggéey bi 21e siècle lañ nekk mënuñu am marché yu mel ni marché 1980 mënatul ne donc loolu it il faut yéen ngeen jàppale ñu ci yéen ñii parce que lu ñuy def rek yéen lañ koy defaral su loolu amee dinañ defar marché yu baax yu rafet yoo xam ne même touriste bu ñëwee day am cawarte ñëw seet mais fii ban touriste mooy ñëw fii wala su ñëwee c'est pour photo dugal ne gis ngeen li ma gis Casamance kon loolu moo taxoon ñu ñëw lii nag ana madame l'adjointe fii lii kañ ngeen ma ko fii génneel. dañ koy def tout à l'heure. voilà tey lañ koy commencé. léegi nii dañ koy def léegi nii. oto bi bàyyi nañ ko Bukot. waaw ñu terminé liggéey Bukot bi. ñu ñëw yeggali fii. waaw rapidement dañ koy génnee. voilà waaye ma am lu leen di laaj ñoom tamit ba xam ndax juboo nañu ñoom
d'accord ngeen parce que dama waxoon ne pour ñu toj cantine yi ñu wut place ñu mu mën a def mbalit bi mu am xëccoo seen biir ma leen di déglu boobu ba léegi ndax juboo ngeen ci loolu. loolu mënaguñ ko trancher léegi parce que ñaar dafa am bu njëkk mooy dinañ nettoyer ba mu set te comme fële ci gannaaw kenn new fa dinañu teg foofu bac à ordures yi bàyyi fi nag ay verbalisateur ñuy surveiller maintenant est-ce que dañuy toj ak yooyu loolu ci plan marché bi ñu bugg a defar ci lañ koy dugal parce que mënuñu commencer toj fii toj fële te amuñu plan normalement architecte bi war na ñëw ci semaine bii war naa ko fi dalal bu ñëwee dina xool dinañu proposer plan bu ñu proposer plan dañ leen di woo yéen waa marché bi ne leen lii la ñu bëgg a def ci marché bi ñu waxtaan ba dëppoo ci loolu bu boobaa dinañu xam fan la ñu war a toj ak fan la ñu warul toj fan la ñuy prévoir pour mbalit mi fan la ñuy prévoir pour toilettes yi fan la ñuy prévoir pour jullikaay et cetera loolu il faut mu doon lu ñu defar benn yoon mais soo commencé nii toj te amaguñu plan defe naa day andi jaxasoo mais li am ba solo mooy tey dinañ ñëw commencé nettoyer ko balaa suba bëgg nañ fii set wicc waaye bu ñu ko defee ba pare yéen il faut kenn ku nekk jouer sa contribution ba lii bu mu amati loolu rek la ñu mun pour le moment la ca des comme voté nañu conseil bi ba pare jox nañ ñu autorisation pour ñu defar marché yi ci lu gaaw a gaaw bu soobee yàlla dinañu leen convoquer wax leen li ñu bëgg a def suñ ci déployé ñu lancer appel d'offre bi sélectionner les entreprises commencer liggéey bi. Sonko baal dagguma la. waaw sànq da nga ne combien de marché ngeen bëgg a tabax. nee naa la am na ñaar yoo xam ne ala kulli xaal dañ ko tabax. muy marché aux poissons ak marché aux produits agricoles. yeneen yi ñu ne woon dañ koy tabax parce que idée bi mooy lan tey soo fexe woon ba fu nekk am benn marché boo xam ne dina téye ñi fa dëkk foofu lu dul yenn produits yi ñu mënul am foofu dina wàññi concentration bi ci yenn marché yi comme Bukot donc su doon tey Kandialang am na marché bu correct Lindiane am marché bu correct xam nga waa Kandialang ak waa Lindiane balaa ñuy jógee foofu ba Bukot su dee li ñuy bëgg am na foofu lañ koy jëndee dégg nga su dee li ñuy ut foofu la am dinañ ko jëndee foofu léegi bi ñu waxee loolu ba pare la ñu ne balaa ñuy commencé loolu nañu ñu ko xoot marché yi fi nekk ba pare su dee marché yi mun nañ ko defaraat ba mu mun a def loolu jarul ñuy defaragum yeneen marché dégg nga xaaral ma daaneel moo tax ma ne la ñaar yi mënul ñàkk marché aux poissons et marché aux produits agricoles yooyu moom dañ koy defar yeneen yi nag tey ba fii ma gis nii je préfère ma defar fii ba pare doog a dem tabax feneen parce que bàyyi lu bon fii dem tabax leen loo xam ne peut-être du mat day yokk problème voilà. monsieur le maire li ma la bëgg a poser question mooy. pardon kii mooy comme yeneen marché yi nga bëgg a tabax noonu parce que soo xoolee Baneto fii mun na couvrir fii ba Kandialang est-ce que comprendre parce que dafa ngande soo xoolee Guana bi soo ko boolee ak lii de marché bi yëpp ngandam maamu marché la maanaam defaraat ko ba mu ne boy ba mu normal ba lépp man see xañ nga xamante ni dina fees dell mais soo préféré par exemple nga tabax Kandialang fee tabax fii Gumel après marché bi day wéy di dee. non Gumel dafa am marché ba pare. dañ ko defar waaye doxul ni mu war a doxee. comme fii rek. du marché bu mag nag. dañu ne marché yi am ba noppi. Grand Dakar Gumel nu mu tudd Tilène Baneto xam nga marché yu am ba noppi la. am na sax benn hangar bu ñu defoon Lindiane ba pare ñu ne balaa ñuy tabax lu bees nañu xoolal ni ñu koy defaree ba mu normal bu normalé su dee ba léegi am nañu yéeg-yéeg ni dañu war a def yeneen ñu xalaat ci loolu mais nañu njëkk a defar yi ba mu mat loolu la ñu wax. monsieur le maire ma am ci lu mu ciy wax gis nga fii marché Guana la pôle de développement la ñu nekk Bukot si tali bi ñun ñii foofu la ñu ne woon je suis né à Bukot ñoom loolu nga war a boole si sa travaux ñu def extension de marché bi te en plus poubelle bi nga wax noonu tous les riverains ne sont pas d'accord pour def poubelle parce que loolu dafa indi woon ay jiixi jaax pendant presque 5 ans ñu ngi dëkk ci mbalit. non les riverains defal dàq suñu deful fii poubelle saleté bi am fii fan lañ ko yóbbu. moom laa lay wax gis nga riverains yi il faut que ñu normal ñun waxuñu ni dañ fiy def dépotoir d'ordure bàyyi ko noonu mais mbalit bii génn ci marché xam nga nu mu toll il faut moom fu ñu ko teg
benn fan bu nekk wala ñaari fan bu nekk camion yi jël si ko donc loolu mënuñu ne dañuy def mbalit te duñu am fuñ ko denc donc riverains yi ñu newuñu leen dañuy def fii comme Mama Toro def ko benn dépotoir d'ordures déedéet mais soo defaree marché di nga defar ay toilettes di nga defar ay vestiaires di nga defar fu nit ñi di jullee di nga prévoir fu ñuy jaayee lu ñu lekk noonu ngay prévoir fu ñuy denc mbalit mi day doon espace bu ñu clôturer defar ko bàyyi fa bac à ordures yi ngoon bu nekk kenn ku ne li nga na tey génne ko sa magasin nga dem sànni ko foofu camion bi su ñëwee mun ko jël yóbbu loolu mënul nekk su dul loolu fan la mbalit bi di dem voilà donc yeneen yëpp wax naaj parce que li ñuy wax ñoom Baneto nee nañu transporteur du ñu bëgg a ñëw Baneto loolu man d'accord ma ci gis nga commerce fu mu am transport am fa fii dañ ko pavé ba ci buntu marché bi pavé la du rang-rang du truc dañ ko pavé ba buntu marché bi gis nga li ñu bëgg a def bu ñu ko defee ba pare lii moom maa leen ko wax kenn dootul lal ci trottoir marché bu ko kenn goana dootu fa am nit ñi dinañ jóg ñii dem marché bii ñii dem marché bële ñii dem marché bële bu dee par nañ loolu yëpp gis ni ba léegi doyul ñu xool nag fan la ñuy defaat marché mais duñu nangu bouche d'incendie sax nga xam ne tey su incendie amoon fa la sapeur war a branché pour mun a am ndox même bouche d'incendie léegi dañ ko tabax ay cantine loolu yoon la mairie bi war woon seetaan loolu nag il faut mu dakk gis nga man mii di wax ak yow damay dem marché damay dem Dakar jënd fa marchandise oto bi koy yeb bu ñëwee ba fii su ma ko expliqué bi ba mu agsi bi dafa may wax ne yow sa marché bi moo gën marché Senghor loolu la may wax wala marché bi amul problème pour ma ñëw fii loolu ay lay la rek loolu la may wax kon ma daw parce que dañu am feneen fu ñuy dem léegi bu soobee yàlla dañ def li ñu war a def monsieur le maire kontaan kon lu naturel la ci liggéey woo leen ci engagement personnel individuel d'abord moo tax dañuy ñëw bokk ak ñoom di ko def et on le fait avec beaucoup de plaisir parce que daf ñuy rappeler lu bëri ndax ci lii la ñu yaroo ñun fii la ñu yaroo jàng la ñu xamoon bu école jeexee nga dem bay donc suñu ñëwee tey nekkaat ci environnement bu di ko defaat mu génn ñu tuuti ci bureaucratie tëju suba ba ngoon jot taal sa clim on le fait avec beaucoup de plaisir et di féliciter di encourager également les populations ci seen engagement à nos côtés mais di leen lancer aussi un message mooy environnement bi moom ñun ñoo ko moom tey dañuy wax développement durable développement bu durable lul baaxul parce que la ngay développer war nga fexe ba mu jëriñ say sëtaat mais bu dee da ngay def développement boo xam ne ça crée une situation ou un environnement invivable sur le long terme yéen a ngi dégg ñuy wax réchauffement climatique yéen a ngi dégg ñuy wax couche d'ozone bi nga xam ne tey toutes nos côtes sont menacées de Cap Skirring à Saint-Louis parce que réchauffement climatique bi moo andi loolu la fonte des glaciers fële au pôle nord Sibérie et cetera loolu day yokk niveau océan yi et tout ce qui est sur les côtes est menacé soo demee Bargny gis nga kër yi nekk ci kii bi yëpp noonu la amee fii Cap Skirring noonu la amee Guet Ndar ak tout le littoral pratiquement problème boobu moo fa am tey soo demee Saly réceptif hôteliers yi nekk ci plage bi yëpp ils sont menacés ñenn ñi sax quitté nañ ba pare loolu li ko andi mooy mode de développement boo xam ne pour la satisfaction immédiate la mais dans le temps c'est destructeur mode de production bi occidentaux yi jël très polluant avec les énergies fossiles di lakk mais yaa ngi rejeté benn loolu mooy suñu problème ñun nag on a encore xoolal lii loolu lépp c'est les mangroves xoolal ce beau fleuve xoolal les pélicans xoolal ni mu rafetee
ça il faut que ñu fexe ba garder ko sauvegarder ko moo tax mode de développement bi ñuy def il faut mu méngoog loolu bokk na ci li ñuy laaj population yi lii mbalit la boo xam ne population yi ñoo ko fi sànni tey suñ ko nettoyé an ko d'ici quelque temps soo ñëwaatee fekk ko fi du sotti kon civisme ak citoyenneté day commencer comportement kenn ku nekk sa biir néeg sa biir kër sa buntu kër sa koñ noonu lañ koy defee ba mu doon un truc national dama am sama benn xarit il était ambassadeur au Japon il me dit japonais yi dañ ko yéem parce que japonais bu génnee di doxantoog xajam sax day yor benn mbuus ci poche bi bu xaj bi demee ba bëgg a def ses besoins day lal mbuus mi xaj bi def ko ci mu takk téye ko dox ba fu mu gisee bac à ordure mu sotti ko mais du bàyyi xaj bi def ko ci trottoir bi donc ñooñu waruñu ñoo gën a bëgg suñu bopp soo amee lii mu mel nii c'est un linéaire à peu près de quelque chose comme 250 mètres am na projet bu ñu fi amoon gars yi tuddee ko Zigrivera bi ñu demee ba ci biir ma gis ni projet boobu peut-être réalisation bi dina xaw a am jafe-jafe parce que fële au fond quai de pêche bi la gis ngeen bi ñuy dugg si ay camion frigorifique la ñu tombeel donc soo fi bëggee def benn espace récréatif mu nekk ak zone industrielle dina poser problème mais am nañ fi beneen projet mooy fexe ba def fi benn embarcadère daal di créer un système de bateau taxi parce que Ziguinchor waaye il ne profite même pas du fleuve ñun fii la ñu yaroo mais ñun fleuve bi su ma fi ñëwee man bu bëree ba bëri ñetti yoon wala ñeent parce que dañu ko doon tere donc les Ziguinchorois ne profitent pas du fleuve mais boo fi defoon benn embarcadère def fi ay bateau waa Ziguinchor ak képp ku jóge feneen Ndakaaru Ndar Touba feneen ñëw Ziguinchor mun nga ne ah dama bëgg a découvrir nga jëw louer sa benn bateau taxi jaar côté bi mun nga dem ba Sédhiou Adéane nu mu tudd fii Niaguis et cetera boo jëlee côté bi mun nga dem ba Pointe Saint-Georges mun nga dem ba Carabane mangrove yi y a les baobabons mun nga topp les bras de fleuve y a énormément de choses à découvrir fii mun nga jël baobabons yi da ngay dem ba génn côté Afiñam ak yeneen ak yeneen et ça on n'en profite pas fii ñi fi nekk ñëpp waa Ziguinchor lañ est-ce que mus nañu def loolu ils n'ont jamais fait donc loolu ay gis-gis yu ñu am dafa laaj ay moyens nag ñu ngi ciy liggéey moo xam dañ koy organiser partenariat public privé moo xam dañu am moyens yu ñu ko defee mais bëri na loo xam ne ay xalaat la ñu am mais il faut population yi jàpp ci te premier jàpp bi nag mooy ñu fexe ba lii ñu koy sàmm bañ di ko monsieur le conseiller moom mooy conseil bu dëkk fii Budodi na nga ko jàllale waa Budodi yëpp ñu ñuy jàppale ni mu métti ñi ngi mettre de plus ndànk-ndànk les conditions ba nga xam ne ramassage ordures day doon du automatique mais ñu jàppale ñu ci comportement yu mel nii parce que su dee tey def nañ ko at mbalit mi nga ñëwaat dans 2 semaines fekkaat ñu reconstituer ko bu yàggee ba moytul laisser aller dina am kon am na ñeneen étapes yu ñuy def mais c'était une journée bu ñu bëggoon partager ak waa Ziguinchor liggéey bi commencé woon nañ ko weer ak genn wàll ci gannaaw gis nañ ñu liggéey bi xale yi jàpp nañ ci bu baax entrepreneurs yi nekk ci dëkk bi yëpp nag ñu ngi leen di gërëm tam parce que enjeux yi ngay gis ni yëpp amul benn boo xam ne ñoo ko moom dañu bind entrepreneurs yi ne leen am ngeen responsabilité sociétale d'entreprise ci dëkk bi ngeen nekk di fi liggéey di gagner donc war ngeen jàppale dëkk bi aussi soxlaw ñu ngeen mais mun ngeen ñu abal matériel boo boole kook seen conducteur ñu ñëw jàpp ci liggéey bi pratiquement entreprise yi ñu bindoon yëpp jàpp nañ ci moo fi ñu jaar yëpp gis ngeen fa ay tracteur ay tractopelle ak yeneen ak yeneen ay camion amul lenn loo xam ne mairie bi moo ko moom c'est les entreprises ñoo ci jàpp ñu leen di gërëm di leen féliciter di leen jaajëfal ci turu waa Ziguinchor yëpp parce que noonu la war a demee entreprise yi nga xam ne du ñu entreprise BTP jàpp nañ ci ay Sonatel gis ngeen andil nañ ñu ay brouette ay gants ay pelle ak yu mel noonu CBAO def na ko Casamance des eaux CMF def na ko moo ko Seneweb également déplacement Dakar au niveau de Ziguinchor aussi. waaw mais ban moo la ci Ousmane Sonko waaw Seneweb déplacé na waaye Seneweb tam ñi ngi xaar seen contribution ci wàllu même si dee ñetti bureau sax bureau sax ah Seneweb nañu ko andil parce que baax na ci donc ñiy gërëm ñëpp parce que réew mi ñoo ko bokk il faut ñu defar ko. fédération politique. tey suñuy agiruñu en tant que président parti mais dañu agir en tant que maire de tous les Ziguinchorois fii suñ ko defaree ba mu baax ñi fiy ñëw du doon rek militant wu Ousmane Sonko militant wu Ablaye Baldé dina ñëw militant bu Benoît Sambou dina ñëw militant wu keneen ak keneen
loolu mooy defar réew du doon loo xam da nga koy def pour orienter ko ci sa satisfaction personnelle kon ñi ngi ñaan yàlla nag élan bi dynamique bi continuer parce que warul taxaw nettoyer c'est bien mais am comportement yu baax yi c'est mieux encore mais am continuité ci nettoiement bi suivi bi ba nga xam ne yi ñu fi fekkoon dootu fi amati loolu tam bëgg nañ ñi ñu jàpp si et enfin le problème foncier loolu nag dama koy wax pour man mais damay lancer un appel également à tous les maires du Sénégal dañu bàyyi xel loolu suuf si alalu sénégalais yëpp la dañu fexe ba niñ koy utiliser mu doon lu rationnel lu utile waaye mu bañ a doon un fonds de commerce mu bañ a doon loo xam ne nit ñi dañ koy def pour jëfandikoo seen bopp ñoom loolu tam dañ ciy insister bu baax na nit ñi fexe lotissement kenn du ko def parce que dañoo war a séddoo man fekk naa par exemple benn lotissement boo xam ne 3127 parcelles la 3127 parcelles non seulement waroon nañu bàyyi parce que Ziguinchor périmètre am dafa tuuti Ziguinchor amatul espace donc sooy def lotissement sax war na am loo bàyyi waaye bàyyiwuñu dara mais ensuite la ñu prévoiroon ci ay espace public ak ay mosquée ak yeneen lépp dagg nañ ko boole kook nee nañ ko mu arrêté boole kook nañ ko te lépp li koy andi mooy bëgg a jaay pour am xaalis lu jeex ci Sénégal kon képp kuy maire de manière générale mais rawatina nag maire boo xam ne Yewwi Askan Wi liste Yewwi Askan Wi moo la fal buñ la dégg ci scandale foncier la terre n'est pas un moyen d'enrichissement personnel n'est pas un moyen pour se construire un butin de campagne moo tax fii Ziguinchor liñ ci war a def yëpp nañ ko def ba mbir mi ñu leeral ko mu set wicc parce que il est temps que ces comportements cessent au Sénégal loolu daal laa bëggoon tëjee. Une question subsidiaire Hadiya Talla de la Vallée Info. tey jii sa opération bi nga dëgmal tey jii dafa dajeek Casa Sport am fête ndax di nga nekk ci fête. stade Aline Sitoé Diatta est-ce que di nga fa teew ci ngoon tey. waaw non stade ba duma fa teew ndax yégaluñ ma boolewuñ ma te je crois que su ma nee kilifa yàlla def Ziguinchor yëpp wóolu ma ba dénk ma nekk maire Ziguinchor mënuma dem ci ay événements yoo xam ne kenn yégalu ma ko tey ñu ngi dimanche ba waxtu bi may wax du coup de fil du invitation buñ ma yónnee kon mënuma faa dem. Seydou Sané démb nee nañu jox na la invitation yow ak ñeneen. waxul dëgg man nit nag da ngay wax dëgg mag da ngay wax dëgg ba fii may wax nii du invitation bu ñu jot na ko prouver d'ailleurs ndax invitation da nga koy bind te soo demee nañ la ko décharger du invitation bu ma jot du coup de fil bu ma jot ñoom nag tàmm nañu di wax lu dul dëgg mag day wax dëgg man suñ ma joxoon invitation ma dem stade ba ndax Casa Sport kenn ëppalewu ma fa démb barki démb convoqué naa conseil municipal proposé leen ñu voté une prime exceptionnelle de 20 millions pour le Casa Sport kon man suñ ma invité woon ma dem fa rawatina nag su dee coupe du Sénégal ñun ñëpp ñu moom ko te loolu gouverneur moom moo waroon saisir ndax loolu bokkul ak Casa Sport. mais ci dëkk bi nga dëkk yaa ko jiite est-ce que véritablement nekkul tamit nga bañ a xaar invitation dem. comme non kilifa tamit fuñ la wool bu fa dem. xam nga àdduna dafa am nu mu tëree. du question rëy du dara mais kilifa fuñ la woowul bu fa dem ndax soo fa demee buñ la fa toroxalee it yaa ko teg sa bopp. man jàpp naa ne ne serait-ce que pour l'image des Ziguinchorois et de Ziguinchor le minimum yàqul dara ñu ne diw mooy maire Ziguinchor. donte duma nañu ci ay élection may loolu weesu na tey man maay seen maire ñoom ñëpp ku soxla kayit man maa la koy signal loolu la yàlla def politique bu jotee ku nekk na dem politique yi man que ñoom ñu may attaqué politiquement mosuma leen tontu ndax du ñu samay nawle ci politique yàgg naa ko wax on ne boxe pas dans la même catégorie donc du ma leen tontu samay àndandoo sax duñu leen tontu mais politique bu jotee kenn ku nekk ci ñun xam nga nooy politique man xam naa fu may jaar ba duma leen te du ma utiliser Casa Sport du ma utiliser association religieuse du ma utiliser association culturelle programme laa am ak discours ak image moom laay waxee ak waa Ziguinchor ñu woteel ma nañu bàyyi di yóbbu politique fu politique yoonoom nekkul Casa Sport du instrument politique bu kenn bu ñu yaakaar ni Casa Sport moo leen dese pour ñu yóbbu ko yéet ko Macky Sall dañuy nax seen bopp li ëpp ci Casa Sport muy supporter muy encadrement muy joueur boo leen laaj joon kan la ñu àndal dañ leen ne Ousmane Sonko
te musuma dem ci ñoom wax ak ñoom politique chaque fois su dara amee dinaa jël ci sama poche bopp joxe waaye su ma ko joxee ba pare daaw moo ci mujj dama leen ne bugguma sax ngeen wax ni Ousmane Sonko joxe na parce que dama ko joxe en tant que supporteru Casa ba may ne xale ba léegi fii dama daan nekk fii di ramasser des ballons bi Casa daan joué fekk ñu nekk xale donc Casa suñu équipe la donc amul luñ ciy soxla ci politique la ñuy def dañ koy def parce que ci fii la ñu dëkk démb balaa ñuy nekk autorité fii la ñu dëkkoon di ko def rawatina tey bi ñu nekkee autorité kon nañu bàyyi di politiser fu politique nekkul Casa Sport mbirum Casamance yëpp la c'est devenu même un patrimoine national ndax bu Sénégal di football li gën a fa ci supporter ale Casa la kon yenn yi nañ ko bàyyi man nag fuñ ma woowut du ma fa dem gouverneur wóor na ma fi ñu jaar yëpp ci région yi maire ba fa nekk 2 jours ou 3 jours une semaine à l'avance yégal ko ni nañ ko ni coupe bi dafay ñëw li tax ma toog ba tey ji yéeguma ko est-ce que loolu yoon la kon moo tax du ma fa dem du ma fa jege et je leur souhaite une très belle fête bu loolu weesoo Casa Sport les joueurs et ale Casa dinañ leen recevoir parce que am na prime de 500 000 francs par joueur bu ñu leen di jox pour féliciter leen ci saison exceptionnelle bi ñu def ale Casa it am na lu ñu waajal loo xam ne nu mu tuuti mat na 9 millions wala 10 millions pour encourager leen parce que c'est les supporters les plus dynamiques du Sénégal foo dem fekk leen fa mobilisation ex commune Ousmane Sonko te defuñu ko di ci ut dara en retour politiquement loolu moom mooy suñu position. merci jërëjëf merci beaucoup voilà Ousmane Sonko maire bu Ziguinchor moom la ñu amoon na sama réponse voilà donc mbokk yi mu ngi donc dañuy très clair. Bon, désaccord. En tant qu'autorité, une invitation peut être une invitation morale. Morale, moi, à travers un groupe, à travers une invitation verbale, comme on est venu à le J'avais un petit message. Moo bëggoon mottali parce que c'est à l'endroit de la jeunesse de Ziguinchor. Je fais partie de la jeunesse pro. Parce que c'est bouteille bu ndaw bii. Léegi naa mooy def ravage actuellement fii. À Ziguinchor. À Ziguinchor. buy jógee Guinée-Bissau te jarul dara 250 millilitres moom la yenn booy di reyee seen bopp actuellement ma ne lancer un appel lii amul mucc une jeunesse dafa war a nekk une jeunesse saine une jeunesse orientée vers le développement de son pays et son propre développement donc yii xam nga amoon na fi ay années ñu andi woon dosette yooyu ñu andi woon Dakar bu mu andi woon coow yu bëri Jakarta voilà tey nag lii la ñu andi fii kon ñuy lancer un appel à toute la jeunesse Babok la tudd xaw ma Babok amul njëriñ ñun ce qu'on veut de la jeunesse c'est une jeunesse engagée une jeunesse orientée vers le développement une jeunesse citoyenne mais une jeunesse saine liggéey dem sport yi jëriñ sa réew jëriñ say waajur jëriñ sa bopp moo tax je dis non à Babok et je demande à toute la jeunesse de rejeter Babok parce que amul njëriñ ak leneen lu mel ni Babok boo xam ne li muy andi mooy nërmel ak yàq xel nasaxal doole ba li nga waroon def dootoo ko mën a def c'était le message que je voulais pour clôturer la journée merci beaucoup. Merci beaucoup.